mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وإياك نستعين صراط المستقيم صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى بحق الميمونة المباركة وافتح لنا أبواب الخير يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Thiénaba di ko jaara ci moom salli ala Muhammad toute la Ahmadou Ndack Seck waaye agsi ba ci plateau bi nga xam ni seq nañ kook sëtam di Serigne Mouhamadou Seck bu Serigne Mouhamadou Rokhaya Seck ak Baye Serigne Diop ak tamit le président Mohamed Fall ak Aliou Ndongo le trésorier ak Serigne Tall Seck oto ku ci nekk Amary Ndack aussi tamit bokk ci liggéey bi muuru rafet waaw di wax tey ñu ngi fii nii ci exposition COSIS participation des étudiants macha allah jërëjëf kontaan. taalibe Mame Amary Ndack Seck à travers comme ni ma ko waxee rek daayira des étudiants Tidiane de Mame Amary Ndack Seck nekk ay étudiants nekk ay borom xam-xam tey nañu amuloon benn thème jagleel ko exposition bi nga xam ni chaque année jaarale ko ci comité d'organisation gàmm gi ñu koy sàkku ci étudiants yi di ko participer muy lan wane jaar-jaaru mag ñi jaar-jaaru Mame Amary Ndack ak Cheikh Amadou ak seenu njaboot tey nag ñu dalal comme ni ma ko waxee léegi rek kenn ci ñun ci étudiants yi waaye tam kenn ci ñun ci borom xam-xam yi dëkk bi ak ànd koog mbokkam Baye Serigne Diop nekk président Ahlu Cheikh Thiénaba moom tamit bokk ci liggéey bi ngir war ñoo leeralal thème bi nga xam ni mooy la définition du djihad comparée à l'action de Mame Amary Ndack Seck et Cheikh Amadou donc à travers COSIS ñoo génne thème boobu année bii nii bëgg koo bokk ak ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi Thiénaba TV waaye tamit ak presse bi nga xam ne wàllu si nañ ñëw ci gàmmu gi à travers 142e édition gàmmu Thiénaba donc loolu moo nekkoon loolu lañ leen ubbee jaarale ko ci turu président COSIS Mohamed Fall ak l'ensemble des étudiants disciples de Mame Amary Ndack Seck donc sëñ bi ñu bàyyi la nga joxal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي محمد المكين وعلى آله وصحبه الهداة المتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين النبي القائل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ورضي الله عن برزخ البرازخ تاج العارفين وممدهم أبي العباس أحمد بن سالم التيجاني الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وقلد خلفاءه وأتباعه جميعا أمر الدين وشمروا عن سائر الجد وعملوا لنشر ولتصحيح المفاهيم الخاطئة للدين الإسلامي ومنهم السيدان المجاهدان الأكبران السيد الشيخ أحمد با والسيد مجاهد أحمد Ndack Seck radiyallahu taala anhuma mbokk jullit ñi ginnaaw bi ñu santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi ngi am mbégte di yëkkati suñu kàddu fii ci bërëb bile di bërëb boo xam ni yëkkati fi kàddu mën naa wax ni yomb na yombul ndax ay boroomi xam-xam ñoo fi nekk ay gëstukat ñoo fi nekk liggéey bu mucc ayib boo xam ni wuutu nañ ci tariqa bi yëpp ndax ku ci nekk ci ñun day nekk ci ruqam di wax naan man day bëgg naa xam nangam ci kër gi ak li ci aju ñoom ñu ñëw nag mettre ko à la disposition de tout le monde mu ku ko bëgg a xam da ngay ñëw fii rek daal ci am accès kon su ko defee liggéey boobu wuutu ngeen ci tariqa bi yëpp yàlla na suñu borom gën leen a dëgëral jàppale leen yokki seeni daraja waaye tamit jël seeni soxla wuutu leen ci ba ngeen mën a gën a taxawal liggéey yu mel nii ndax yéen a ngi def lu am solo ku mel ni man nag bu fi yëkkati kàddu xam naa ne dina jafe waaye nag xëy na yéen ñi toog di ngeen ko mottali ci seeni kàddoog ci seeni orientation ci cadre boobu la ci la ñuy waxee di nuyu président COSIS di suñu lépp ñu bokk ci deret bokk ci lépp ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ci à travers moom mbooloo mi nga xamante ni ñoom la jiite te mooy ñi nga xam ne ñoo toog fii yëpp ak ñi nga xamante tamit nekkuñu fi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax action yi nga xamante ni moom ngeen di def di nuyu sama mbokk mi di Serigne Baye Serigne Diop nee naa ko yow
da ngaa juddaale sa cëriñ ndax da ngaa judd ñu tuddee la sëriñ tuddee la Maam Amary Ndaak sax mën naa boo ko toppee Maam Ndaak lay delloo loolu moo tax mënumaa fexe ba nga toog sama ginnaaw waaye nag yàlla baax na di nuyu sama mbokk yëpp rek ñi fi nekk ñëpp sëñ Talla ci ñaari garaat yi mu toogee sëñ Amadou ci liggéey yu rafet yi Aliou ci liggéey yu rafet yi suñu soxna Sële ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu Thiénaba TV ak ñi mu ko àndal ñëpp. li nga xam ne mooy liggéey bi ñu sant mooy ñu taxawaat nag ci li nga xam ni moom maanaam moo gën a fës ci liggéey yu mag ñi te mooy al jihad jéem ko définir lan la ko l'islam gisee yan charte la ci l'islam teg ak lan mooy daal jihad en tant que tel yan mooy ay xuduudam lan mooy jihad ak lu ci bokkul ñu jël loolu nag comparé ko liggéey yu mag ñi ba xam nan lay demee moo tax pour ñu waxtaane ko dañoo bëggoon a taxaw ci point bu njëkk bi mooy taarif maanaam xamle ko concept jihad mooy lan jihad boo demee ci dictionnaire yi nga xamante ni ñoom ñooy firi baatu arab yi dañuy wax ni jihad li mu méngool mooy mi ngi jóge ci baatu jahada di fi'lu boo xam ne ñetti lettre ñoo ko séq di fi'lu sulaasi jahada nag li mu firi mooy bazalal juhda maanaam def na effort ci dara jihad ci dictionnaire yi mën nga ko résumé yi mooy ku def effort ci dara ak lu mën a doon man nga Amadou Seck mën nañu la wax ni man de ana ajhadtu fi iqamati hada al ma'rad man de def naa effort ci taxawal exposé bu mel nii kon jihad étymologiquement li muy tekki mooy def effort ci lu mu mën a doon ci gàttal rek boo ñëwee nag ci lislaam boroom xam-xam yi dañoo wuute ci taarif bi waaye téewul ñoom daje nañu ci lenn wuute nag ci ay détails li ñu daje mooy ñoom ñëpp d'accord nañ ci ni jihad bi l'islam di promouvoir bi nga xamante ni moom la alxuraan ëpp lu muy wax nga xam ne ñëw na ci alxuraan lu tolloog 300 yu teg maanaam ñetti téeméer yu teg yenn saa yi day ñëw ci nekk fi'lu nekk verbe yenn saa yi mu ñëw nekk ismu yenn saa yi mu ñëw nekk leneen boo ko boolee yëpp dafa ñëw 300 fois teg na li ñu ciy déggee kon mooy concept la boo xam ne dafa l'islam da ko intéressé lu ne wax na ko ci ba tax na boo ñëwee ci alquran ak nusuus yi nga xam ne ñoo ko jàngale dafay joxe définition bu large mooy jihad mooy képp koo xamante ni jug nga def effort ci def ndigal yàlla wala nga bàyyi ay terem lépp loo def nag lépp maanaam lépp luy ndigal yàlla nga jug def ci effort rek mooy jihad la selon alquran suñu borom wax na ni wa jaahidu fillahi xaqa jihaadihi na ngeen kër-këri ci yoon yàlla dëgg-dëggi kër-këri mu waxaat ni walladina jaahadu fii naa lanahdiyannahum subulana ñi nga xam ne dañoo def effort jëm ci man dinaa leen wan sama yoon yi nga xam ne ku fa jaar dina yegg si ñun boo demee ci mutasawwifa yi dañuy wax ni foofu la ñuy résumé ni ci dem ci yàlla ñaari bunt rek moo am bunt bi mooy sóobu maanaam boo sóoboo di dem mooy di def jaamu yàlla yi di góorgóorlu mooy sóobu beneen bi ci des mooy da ngay sóobu yàlla jasbu la sóobu gi nag fan lañ ko jëlee mooy bi yàlla ne walladina jaahadu fii naa ñi def effort jëm ci man dinaa leen wan sama yoon li ma bëgg a wax rek mooy foofu noonu li muy teg mooy jihaad mooy effort boo def ci ndigal yàlla wala tere wala bàyyi ay tereem ak action boo mën a def day dugg ci baabul jihaad kon boo jàngalee alxuraan nekk fa di góorgóorlu di jàng alxuraan yaa ngi ci jihaad booy góorgóorlu di alal di ko saraxe yaa ngi ci jihaad booy góorgóorlu di julli juróom yaa jihaad ngay def selon gis-gis boobu waaye nag dafa amaat beneen gis-gis boo xam ne moo gën a résumé wu loolu yenn saay dafay ñëw daal di nekk lu muraadif nekk synonyme li ñuy tuddee al xitaal mooy xeex xitaal mooy nga xeex ci forme boo mën a xeexe da ngay jug xëy na jël jaase wala nga jël fita wala lu mën a doon xeex loolu tamit alxuraan tudd na ko lu ëpp 200 fois waaye nag xitaal boobu mu ñu wax saa yu ko alxuraan tuddee bu ci tegee fii sabilillahi rek day tekki jihaad wa qaatilu fi sabilillahi alladina yuqaatilunakum yéen jullit ñi xeex leen ci yoonu yàlla ak ñi nga xam ne ñooy xeex ak yéen xitaal boobu dafay tekki jihaad
ndax fii sabilillahi ji mooy tax li nga ciy dégg kon mooy xitaal yëpp du jihaad lay firi xitaal yëpp ndax yàlla nee na wa in taifataani min al muminina iqtatalu ñaari kuréelu jullit buñ taxawee di xeex nee na fa aslihu baynahuma na ngeen yéwénal seen diggante waaye fa in baxat ihdaahuma ala al uxra su fekkee ni da ngeen a yéwénal seen diggante bëgg ñu jegente kenn ki gis dëgg ba pare daal di fétteerlu continuer di attaqué mu ni fa qaatilu lati tabghi yéen jullit ñi na ngeen ànd def coalition xeex ki nga xam ni dafa fétteerlu ngir tooñ iqtatalu bi mu njëkk a wax nga xam ne ñaari kuréel julli koy def xitaal la jëfandikoo waaye foofu tekkiwul jihaad xeex lay firi waaye dernière bi mu waxee ni bu bañee na ngeen ànd yéen xeex ak moom boobu noonu jihaad lay firi parce que dañ ko def ci yoon yàlla selon règlement yi nga xam ne moom l'islam indi kon jihaad maanaam ci gis-gis bu gën a gàtt mooy xeex ak yéefër wala naafiq wala koo xamante ni jalgatikat la jàppal ñett yooyu ndax dina am solo ci li ñuy wax xeex ak yéefar koo xamante ni li tax ngay xeex ak moom motif bi dëgg mooy yéefar la boo xamante ni te yéefar nekk yéefar aussi tekkiwul ni moom mooy waral ñu jihaad déedéet nekk yéefar dong du mooy tax ñu jihaad ak yow mais da ngay nekk yéefar ba pare benn ci ñaar yi nga def ko mooy nga attaqué jullit ñi ngir seen diine bangal sa baaraam wala nga dox nit ñi ak am choisir librement c'est important bu fekkee da ngaa nekk yéefar attaqué jullit ñi jihaad taxaw na bu fekkee da ngaa nekk yéefar attaqué woo de mais nag mbooloo mi topp sa ginnaaw yow yaa nekk seen barrage bi tax ñu am choix ñu choisir li ñu bëgg a choisir librement su boobaa dañuy bu ñu xeex ak yow dañoo jihaad ak yow moo tax jihaad objectif principal bi nekkul rey nit mais lim ci jublu mooy indi justice ci àdduna bi ba ku nekk la ngay choisir nga choisir ko librement moo tax yàlla wax ni laa ikraha fi diin forcé amul ci diine ji mais am na ñoo xam ne nag dañoo yor ay ndombay tànk nekk ay yéefar wala nekk leneen te amuñu intérêt ci nit ñi soit soit ci li ñuy def librement ñi dox seen digganteeg di dox seen digganteeg ñoom ñooñu yàlla dafa wax yonent bi ni ko xeexal ak ñoom lenn rek mooy objectif bi mooy ñoom ñu dox diggante nit ñi taxaw diggante nit ñi tànn li ñu war a tànn ñu tàq leen su ko defee nit ki buy tànn day tànn librement moo tax boo seetloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu defee jihaad bi ñu koy attaqué bi mu demee ba commencé def jihaad bi mu demee ba mu ko wóor ko ni ponkal yi daaneel na leen moom cohabité na ak Madina ca Madina yahud cohabité na ak ay nasaraan te mësuñu am problème am pacte bu leen boole te mës a jihaad ak ñoom suñu borom tabaaraka wa taala wax ni laa yanhaakumullahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim suñu borom wax ni yàlla terewu leen yéen jullit ñi ngeen jëflante ak yéefar yi nga xam ni gàllankooruñ leen ci seen diine ñi ngi baax ci yéen yàlla terewu leen ngeen jëflante ak ñoom jëflante doom nit ak nit librement moo tax boo ñëwee ci asaka it suñu borom dafa wax ni bokk na ci ñi ñu war a joxal asaka kilifa yéefar goo xam ne xëy na mi ngi ci côté jullit ñi waaye nag ay coonaam maanaam ay violence am jëmale ko ci jullit ñi te jiite mbooloo loolu bokk na ci ñi nga xam ne dañu leen jox asaka li ma bëgg a expliquer rek mooy maanaam notion yéefar rek nekkul ni mooy tax ñu xeex ak nit mais lii tax ñu xeex ak nit violence bu muy def la contre ñi néew doole wala mu dox diggante ak nit ñi ngir ñu mën a choisir li ñu bëgg librement kon ci cadre boobu da ngay gis ni kon nee na la jihaad mooy kon comme ci ni ko borom xam définir boo demee ci xardaa yu wax na ci borom xam-xam yi ci wax bëri nañ lool même boo demee sëñ Moussa Camara wax na ci lu yaatu li ñi ci wax bëri nañ lool da ngay gis ni kon bu nee jihaad foofu dani mooy nga xeex ak yéefar wala naafiq wala koo xam ni dafa pare ngir jalgati maanaam dafa fétteelu di def lu ko neex même bu dee jullit la bu yéefar bi moom leer na ci ñun du moom moo ko waral waaye la muy def moo ko waral waaye bu naafiq bi naafiq mooy koo xam ne dafay feeñal l'islam ci bitim ba pare di nëbbu kéefar ci biir maanaam koo xam ne dafa adhéré ci maanaam physiquement mi ngi ci biir jullit ñi bu ñuy julli day julli bu ñuy woor day woor waaye nag au fond de lui nekkul jullit yenn saa yi mu ñëw ci biir jullit ñi ba xam seen secret génn dem ci yeneen kuréel yi nga xamante ne ay noonu jullit lañ secret yéefar yi jullit ñi mu daal dem
yóbbu ko foofu kooku mooy naafeq kooku nag buñ ko découvrir xam ni moom élément perturbateur la mën na jël secret jullit ñi stratégiquement dem wax ko ñi leen mën leen a jekk ci yu bëri l'islam dafa wax ni mën nañoo xeex ak ñoom moo tax suñu borom wax ni yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim wa ma'waahum jahannam muy deuxième catégorie bi kan mu des troisième catégorie mooy koo xam dafay jalgati di tooñ ak ku mën a doon nag wax naa leen benn aaya léegi boo xam ne suñu borom dafa wax ni ñaari kuréelu jullit buñ dee xeex yéen jullit ñi am ngeen obligation dajale leen ñoom ñaar ci autour d'une table ngeen ñu waxtaan bu ñu d'accordé baax na mais bu fekkee kenn ki dafa bañ féttirlu na ngeen xeex ak moom kon kooku nekkul yéefar nekkul naafeq waaye jullit la boo xamante ni dafa pare ngir jalgati di jël ak jàmbur moo tax l'islam daan ni nañu xeex ak moom ngir neutraliser ko ba mu bàyyi jalgati googu nga xamante ni da koy def ci ñeneen ñoo xam ne ay mbokk jullit lañu wala sax ñeneen ñoo xam ne du ñu jullit waaye amul yeneen raison yoo xam ne war na tax mi ngi wax rébellion mi ngi n'est-ce pas donc nga gis ni kon jihaad ci l'islam ñetti kuréel lay ciblé ñetti kuréel yëpp nag mën nga wax ne am nañ lu ñu bokk mooy jalgati maanaam def ndaka sul noonu ak it dox diggante nit ñi ak choisir li ñu bëgg librement moo tax l'islam wax ni ñooñu noonu dañuy xeex ak ñoom xeex bi ñuy xeex ak ñoom nag li fi ak ñi ngi koy def ci tur yàlla nga xam ne defuñu ko parce que dañ leen a bëgg a tooñ defuñu ko parce que dañoo bëgg a jël seen alal mais dañ ko def uniquement parce que objectivement li ñu bëgg mooy ñoom loolu ñuy def ba mu nar a gàllankoor nit ñi dindi ko li fi ak mi ngi nekk ci cadre boobu l'islam da koy tudde lan da koy tudde jihaad définition très large maanaam très ramassé loolu mën nañ cee wax loolu léegi nag mu des ñu xam lan mooy atteb jihaad ci l'islam jihaad bi nga xam ne liñ ci jublu mooy xitaal fii sabilillah parce que faaw ñu def par chose yooyu aussi buñ nee jihaad bii may waaj a wax li ma ci jublu mooy jihaad bi nga xam ne mooy firi alqitaalu fii sabilillah maanaam jël jaasi xeex ak ki nga war a xeexal ci fii sabilillah dafa am ak atte bi mooy fardu kifaaya la ñaari farata moo fi am bu fekkee ni fardu ayni bu ko kenn defee ñëpp ku ci nekk ci ñun rek farata la jaw nga def maanaam mi ngi mel ni julli wala woor wala yu demee noonu jihaad nag généralement fardu kifaaya la maanaam day loo xamante ni bu ko ñenn ñi defee wàcc nañu ci des masalan dañoo nekk Thiénaba gii am ay kuréel yu jógee fa la ñëw exercer injustice ci population Thiénaba bi bu ñëpp croiser les bras ñëppay am bàkkaar waaye ñi nga xam ne mën nañoo dox diggante population yi ak noonu yooyu buñ ko defee wàcc nañu ci des ñëpp ci yëg-yëg boobu ci ngay comprendre réewu l'islam yi lan moo tax ñoom ñooy am armée ñuy def xeex di remplacer ci mboolem koo xamante ni maanaam citoyen nga ci dëkk boobu waaye nag jihaad yenn saay loolu yi suñu borom wax na ko ci alquran nee na wa maa kaanal mu'minuuna li yanfiru kaafa nee na jullit ñi bu ñëpp demandoo jihaad mu ni falaw laa nafara min kulli firqatin minhum taifa bu fekkoon ni kuréel bu nekk dañ ci jël ab kuréel ni leen dem leen jàngi xam-xam ngir ñee bu ñu amul temps wu ñëw di def loolu yéen boo leen ñëwee ngeen waar seenu nit dana baax foofu ni nga koy déggee kon mooy foofu du ci fardu ayn waaye nag yenn saay mu nekk fardu ayn xam nga kañ la nekk fardu ayn su fekkee ni dañoo jekki-jekki rek ay noon moo xam ay yéefa wala lu ma doon daal di ni seef ci dëkk bi ci mbetteel koo xamante ni kenn yëgul su boobaa nag duñu xaar naan dañuy defar ab armée dañuy tànn nangam ku ci nekk ci yow obligation la ci yow nga engagé wu dem def jihaad ku ci manqué rek yow da ngay am bàkkaar kon ci gàttal atteb jihaad ci ñaar yooyu rek mën na nekk fardu aynin waaye tamit mën na nekk aussi fardu kifaaya maanaam kii bi maanaam état bi ñu koy defee moom mooy définir exactement lan la ci léegi nag charte jihaad nag mooy lan charte jihaad bokk na charte yi ki koy def ànd ki ko jiite daal ki ko jiite dafa war a xam lan mooy jihaad maanaam nit ki mënta engagé wu di def jihaad ba pare réere jihaad parce que bu ko réeree li fi mu koy yóbbu mooy day tax mu jël lu moomul mbaa mu woyofal lu moom moo tax bi ci njëkk mooy fiqhu surutul jihaad kii jihaad dafa war a xam jihaad mooy lan ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax
saxaaba yi leen ursu fii sabilillah boo leen di xeex na ngeen xeex ci yoon yàlla waaye nag bu leen rey nit di ko wékk bu leen daaj bu leen def nangam loolu ku xamul njàngale yonent bi ci wàllu jihaad boo ko defee mën ngaa xëtt sariya te doo yëg ni xëtt nga sariya beneen bi desit jihaad ki koy def waru koo def bu meree maanaam wurta rey nit parce que da koo mere masalan boo nekkee jihaad ji da ngaa rey sama baay léegi yow comme yaa rey sama baay rek motif boobu rek moo tax ma ni léegi nag naa la rey maanaam le fait que nga rey sama baay loolu moo ma motivé man même ñëpp sax bu ñu leen doon rey l'essentiel mooy naa la rey parce que yaa rey sama baay loolu nekkatul jihaad loolu fayontu lay firi ak leneen waaye jihaad pour mu nekk ko da nga koy def fii sabilillah même bu fekkee sa baay nga jënoon sax te fekk na moom moo nekk ki nga xam ne mooy gàllankoor mbir mi chariatu islamiyya nee na jihaad rek moom bu rey jotee rey ko waaye nag objectivement du nekk loo xam ne da nga koy teg ci ego n'est-ce pas kon ki nga xamante ni comprendre lan mooy jihaad mën na def loo xamante ni du xam ni bokkul ci jihaad te fekk bokkul ci jihaad sahabatul kiram dañoo dem jihaad topp ab yéefar bu fekkee yéefar yenn lii tax ñu ko maanaam booy xeex ak moom parce que moom dafa nekk booy xeex ak moom yenn saay nga xamante ni premièrement mooy yéefar la ba pare buy jalgati la am armée di daw ci kaw jullit ñi yenn saay da ngay xeex ak moom uniquement parce que non seulement yéefar la waaye dafa jalgati booy xeex ak moom saa yu waxee ashhadu an laa ilaaha illallaah nangu naa adhéré ci idée l'islam amatoo droit yëkkati jaasi saxaaba yi topp nañu ab yéefar ba koy waaj a rey mu wax laa ilaaha illallaah ñu rey ko bi ñëwee ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax ko yonent bi dañ leen mënoon ngeen koo bàyyi ñu ne ko li muy wax gëmu ko mu ñu leen kan moo leen xamal li nekk ci xolam ndax gëm na ko wala gëmu ko li ma bëgg a expliquer foofu rek mooy bu fekkoon ni kii jihaad bu réeree sarti jihaad ak fan la ko lislaam yemale ak lan moo ci bokkul mën na def lu mu tax moo tax sart bu njëkk bi mooy da ngaa war a xam sarti jihaad bangal sa baaraam ñaareel mooy jihaad pour mu am faawu mu am imam maanaam mënuñoo jihaad nii rek maanaam di falax-falaxee rek sëñ Amadou daal di jóg ne maa ngi jihaad commencé ku mu dajal rek am ci moom yëg-yëg rek daal lay rey man ma def ko wala ka déedéet loolu anarchie lay jot mais jihaad pour mu am faaw mu am imam boo demee ci Ibnu Taymiyya nee na imam boobu nekkul sart mu nekk imam jullit ñëpp nekkul sart mu nekk imam boo demee ci al waabilu sayb bu imam Ibnul Qayyim al Jawzi wax na ni maanaam imaamul jihaad tekkiwul ni dafay nekk imam jullit ñëpp mais day jiite benn kuréel ci jullit ñi ci côté bu mën a doon dégg ngeen moom bu baax loolu am na ay firnde yu bëri am na ci imaamu Ali radiyallahu anhu wuute na ak ñenn ci ay jullit def jihaad contre ñoom te fekk na booba ci biir jullit ñi am na ñoo xam ne nangu luñ ko sax ni moom mooy imam boo demee ci taarixul islam ñu ci bëri def nañ ko te teewul nekkul ni woon ñoom ñoo dirigé woon boo demee ci ad dawlal abbasiya jamono jooju dawlal fatimiya am na dawlal ayubiya am na dawlal yu bëri am na ci amsaarul islam yi waaye ñoom dañ doon mëne jihaad waaye ki ko doon mëne lu légitime la en tout cas selon ni ko l'islam jàngalee waaye nag taxul nekkul woon moom ki jiite jullit ñëpp te teewul mi ngi doon def ay action yoo xamante ne action jihaad boo ñëwee ci Afrique sowu jant Thierno Souleymane Baal xam ngeen ko révolution Torodo ci 1700 waaw boo demee tamit Maba Jaxu Ba boo demee Omar Fouti Tall Nasiruddin bi nga xam ne demoon na ba diriger Kajoor ñoom ñëpp ku ci nekk mën na jihaad waaye nekkul jullit ñëpp leen nanguloon waaye teewul lañ doon def selon ni ko niñ ko étudier da ngay gis ne dafay nekk loo xam dafay tegu ci charte l'islam li ma bëgg a wax rek mooy jihaad dafay am imam waaye imam bi nekkul charte mu jiite jullit ñëpp kon yooyu bokk na ci charte jihaad beneen bi ci des mooy jihaad duñ ko def n'importe qui nee naa léegi duñ ko def yéefar parce que yéefar rek la mais pour ñu def ko yéefar dafa am leneen lu ci war a ajuwaat mooy dafay gàllankoor woote bi l'islam wala leneen bankal sa baaraam beneen bi ci des mën nañ koo def naafiq waaye na dëggu ni nag naafiq la beneen bi ci des mën nañ ko def ab julit waaye na dëggu ni nag dafa def lu tax ñu war koo def loolu mooy iqtatalu yi ma la waxoon léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man qutila duuna maalihi képp koo xam ni dañoo bëgg a ñëw jël sa alal këf ko nga taxaw jàmmaarloo ki koy def ñu rey la
nee na yow da ngaa shahid égal yow yaa ngi jihaad ka nga koy defal nag ka nga am problème mën a nekk julit mën a nekk leen l'essentiel mooy action bi jóge ci moom mooy dafay jalgati injustice lay indi wala jaay doole wala yu demee noonu dégg nga kon léegi pour nga def jihaad faaw fi bi nga xamante ni moom nga janoon nga xam kan la nga xam lan moo motiver nga def lii kon ñetti sarta ngoog yoo xamante ni tudd naa ko bi ci njëkk mooy da ngaa war a xam luy jihaad dafa war a am imam waaye da ngaa war a xam tamit ki ngay jihaadal kan la ak lan moo war a tax nga jihaad ak moom lii mooy sarta jihaad léegi nag mu des li ñuy tuddee dawaabitul jihaad lan moo war a tax ñu jihaad bi ci njëkk mooy i'laa'u kalimatillah bàyyi leen xel ni xam nga bu fekkee da ngaa nekk comme ñun ñi ni ñuy étudier question yu bëri dañuy jàngat l'islam par rapport dañoo jàpp ni par exemple nga ni communauté christianisme masalan yow ci sa gis-gis da nga jàpp ni lu fi war a exister la parce que dafa am ñoo xamante ni librement lañ ko choisir war ko dund keneen tamit daal di gis loolu ñun noonu la ñuy gis waaye yàlla moom ni mu gisee mooy l'islam mooy système bi nga xamante ni moo baax ci ñëpp même ki koy contre sax xëy na dafa comprendre waaye moom moo baax ci moom moo tax moom dafa gis ni l'islam boobu dañoo war a def en sorte que moom mu diriger àdduna bi yëpp yenn saa yi bu nekkee ci nga xam ni moom gouverné wul par exemple l'islam gouverné wul fii mais benn parti moom moo ko gëm danaan ko yow téyel sa bopp buñ jalgatee ci yow nga def riposte waaye bu demee ba nga xam ne l'islam moom moo diriger fii danaan ko imposer l'islam di dox da nga koy imposer booba su boobaa yeneen ñi fi nekk di ay yéefar te dëkk ci dëkk bi l'islam da leen di imposer par A ou par B ñu adhérer ci gisinu l'islam ci yorinu société képp koo xam ne da ngaa bañ loolu l'islam dani la da ngay dal ci kawam ngoom lu tax mooy li ma la waxoon léegi mooy fexe ba projet bi gën ci ñëpp daal di taxaw loolu moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def naan ñaari jihaad boo xam ne riposte la maanaam dañ ko tooñ mu fayu ab jihaad boo xam ne moom moo ko initié parce que ñooñu moom moo diriger adduna bi ñoom ay minoritaire lañ te dañ war a effacer loolu mu daal di def action ngir ñooñu daal di ñëw ci àtte l'islam ñooñu la l'islam wax ni da nga leen di boo jihaatee ak ñoom dañuy nangoo dugg wala ñu nangoo joxe impôt joxe impôt muy ñaar mooy li ñu tuddee jihaadu dafa ak jihaadu talab kon jihaad bu njëkk bi mooy i'laa'u kalimatillah ñaareel bi mooy at-taxliyatu baynal manhajillahi wal ibad mooy fexe ba nit ñi ak yoonu yàlla wi nga dox seen maanaam nga fexe ba ñu am accès sans problème maanaam ci résumé lii ñu jàngat ci jihaad lépp tey boo ko ñëwee nag méngale ko liggéeyu mag ñi lan ngay gis xam nga Cheikh Amadou Ba jihaad maanaam xitaal maanaam yëkkati jaas yi mu njëkk a def ndax moom bi mu gënee àdduna ci ay wéy juróom ba keroog 1869 bi mu njëkkee yëkkati jaas yi janoog nit di xeex ak moom ci jihaad la nekkoon te mooy jàng alxuraan jàngale ko promouvoir ay jikko yu rafet orienter société yi ngir ñu am mat ci côté yëpp kon def na premier jihaad bi waaye lan moo ko motiver mu jël jihaad nag mu jël jaas yi janoog ñu mu tudde ay adversaire di xeex ak ñoom ñi ngi koy wax léegi Cheikh Amadou way juróom mi ngi génn àdduna 1862 moom ñu introniser ko def ko chef du village Wuro Madiou ci loo xamante ni nii commandant cercle de Podor moo ko piloté moom sax bokk na ci ñi ko proposé ñu introniser ko 1862 ba 1869 amul benn action contre tubaab bi wala contre ay ñim dëkkandool boo xam ne def na ko bu violent mosoo ko gis amul. am na sax ñu ko doon critiquer ci ñi ko xawoon a jege naan kii damaa yaakaar daa mitu àdduna la parce que dafa xaw a mel ni ku wan ginnaaw yoonu baay ji ni mu amoon rigueur moom dafa mel ni da ko xaw a wàcc commencé koo critiquer
waaye nag kañ la affaire bi commencé déclenché mooy bi choléra amee boo demee ci le prince et le marabout am na lu mu ci wax daal ñi ko wax sax bëri nañ mais moom mën naa ko ci cité expliqué na li may waaj a wax. choléra bi mu amee mu joxe position en tant que nitu diine Imam Ali dafa wax ni natt bu wàcc ci àdduna rek ay bàkkaar ko fi indi waaye maanaam natt bu fi wàcc it tuub rek moo ko fi jëlee loolu rek la def ba choléra bi ay moom mu yëgal nit ñi ni leen li wérte wóor mooy ñun li ñu teg lii nattub yàlla la te li ñu ko teg mooy dañoo am laxisme ci li nga xamante moom la ñu l'islam dig maanaam ñun li ñu war a def ci l'islam defuñu ko dañoo woyofal jikko yi ba pare dañoo nangu ànd ak noonu bi yàlla ci loo xamante ni au fur et à mesure dafay détruire l'islam loolu nag bokk na ci li nga xam ne moom moo déranger colon yi ci ay rapports yu bëri xam naa ni sëñ Baye Serigne Diop dina ci ñëw muy Yoro Diaw di kii di chef de canton bu Dimar njëkk a def rapport wane ni kii am na benn mouvement boo xam ne li kii bu wëtuwul kuy waaj a woote ak yonent la noonu la ko waxee te bu ñu wëtuwul dina def jihad contre colon yi commandant cercle de Podor moom itam daal di def rapport mais rapport bi waxu ci loolu mais li mu ci wax rek mooy ñi ngi wal cere ju bëri ci wuromaat yi loolu seetlu na ko muy loolu nag dafa am lu mu dajeel parce que Amadou ba jàpp leen ni amul woon benn adversaire donc parce que maa ngi jégul maa ngi guddal mais dafa amul woon donc benn adversaire bàyyi leen xel ni maam li ma Mouhamad Xamee ba mi ngi jël wéru salaatu Fatih moom ak Alaaji Omar Fouti Tall 1820 ci Suyba ginnaaw loolu Cheikh Omar Fouti Tall dafa génn réew mi dem aji moom lañ xaddamal mu des ci réew mi di tasaare boo demee sëñ Moussa Camara nee na bi mu ñëwee en 1825 jàpp 28 nit ñi dañ doon jóge fu ne ci àdduna bi ci mbooloo ak ci kenn ñëw di jël wéru salaatu Fatih kon moom dafa amoon influence bu incontestable ci tijaan yi kon su ko defee ni ma la ko waxee rek ci jihaad noonu la ko l'islam gisee xam naa ni bu fekkoon temps bi gën a yaatu dinañ gën a mu gën a yaatu bu baax préciser yu bëree bëri mu des nag nan la ñuy comparer liggéeyub Cheikh Amadou ak maam Amari Ndak ak ni l'islam gisee jihaad xam naa ni partie boobu moom dama koy bàyyi ak sama mbokk mi Serigne Baye Serigne Diop incha allah mu ñëw rek def la comparaison jihaad comme ni ñu ko jàngalee ak it ni mag ñi ni ñu doon def ñu comparé ko gis-gis boobu kon ñu ngi jégalu baax lépp loo xam ne jub na ci yàlla la lépp lu ci dëng ñu ngi koy jégalu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu dem directement min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sofee sunuy kaddu rek fii nga xam ne Cheikh Mouhamed ñu ngi koy ñaanal yàlla gën koo dëgëral te sàmm ko yokk xam-xamam li mu fi waxtaan rek dafa tënku dafa doy te lépp dafa am dalin génnul alquran ak sunna defe naa ni ku la doon contredire du yomb ndax lépp loo wax rek am na foo ko teg te waxtaan la ci ëpp solo loolu la war a doon ñëw na ci contexte bi mu war a ñëwee ñuy féliciter ñi nga xam ni ñoo taxawu liggéey bi di ay jeunes étudiants nekk ci kër gi chaque année ñuy def liggéey bii kon war nañ leen rendre hommage bu rëy ci kër gi ndax yéen a ngi liggéeyal tarixa bi liggéeyin woo xam ne dafa dëppook jamono Mame Mor Talla Seck góor gu mag dafa daa wax ni dee leen dox seen doxinu jamono bu gëlee mu jamono yësee na ngeen war kon nag nii ngeen di def jamono ko laaj te yéen a ngi tasaare xam-xam ak liggéeyu maam Cheikh Thiénaba yàlla na yàlla fay leen fi nga xam ni moom la sunu mbokk al oustaz di sunu sëriñ daanale mënoon na ko sax wéyale xëy na dañoo sédd ndax li may wax moom ko gën a maîtriser ñëw na ci définition lan mooy jihaad fi sabilillah li tax ma ne ñëw na ci contexte am xam naa ni thème bi dañ koo yëgoo wala yàlla moo bëgg nu feeñal li nga xam ni mooy liggéeyu ñi jihaad ndax dañoo seetlu ni jamono ji réew mi ku bëgg a yëkkati sa waay rek da ngay tuutal ñi jihaad defe naa ni yéen ñëpp seetlu ngeen loolu kon jàpp naa ni seetlu googu ngeen seetlu moo tax ngeen wane ni lii ñuy bëgg a def kat ak yàq la li war mooy liggéeyu mag ñi ci jihaad waruñu koo suufeel ndax lu yàlla kawel la barki démb damay wax ci benn rajo ci benn oustaz seen xam naa mi ngi may dégg ma ne ko bu fekkee nit daa suufeel jihaad yàlla moom suufeelul jihaad defe naa ni nga définir jihaad
damay wax ni maam Amary Ndaak ak maam Cheikhou Amadou yàlla da leen may ci cërub jihaad li mu mayoon yonent bi mooy gàddaay ab dëkk loolu forme jihaad la defe naa bàyyi sa doom bàyyi sa jabar bàyyi lu neex loolu jihaad tu nafsi la te bokk na ci li maam Ahmadou Ndaak accompagner jihaadam fi sabilillahi te alquran dafa wax ni wallazina haajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ahzamu darajatan inda allah wa ulaika humul faizun kon li alquran wax ak li nit am buñ ko comparé defe naa li alquran wax moo gën a wér nee na ñi jihaad ginnaaw ba ñu gàddaayee ab dëkk jaayante yàlla si bakkan ak deret seenu bakkan ak seen alal nee na ñooñu ñoo ëpp daraja fa yàlla te ñoom am nañ buuñaa boo xam ni ñi jihaatul amuñu ko kon nii nga définité jihaad buñ ko bëgg a comparé ak ki nga xam ne mooy maam Cheikhou Amadou ak Cheikhou Thiénaba Amary Ndaak dañuy wax ni dëgg luñ naan jihaad fii sabilillahi dafa gën a kawe te ñoom loolu lañ def mooy dañoo gàddaay ab dëkk wax nga ko léegi Wuro Madiyu maam Cheikhou dund na fa ay at xeexul ak kenn xulóowul ak kenn waaye bi ñu laalee diine rek daa jug taxaw nag daan ni ñi nga xam ne diine ñor na leen ñëw leen ñu défendre diine looloo sabab mu bind lettre maam Serigne Thiénaba Amary Ndaak en 1871 ci biir loolu da ngay gis ni ci charte jihaad bi nga ci duggee wane nga ni jihaad du anarchie du def lu la neex dañ ko war a teg ci ordre ndax ñii di def maintien de l'ordre gendarmerie yi tey buñ ñëwoon dañuy def maintien de l'ordre ba pare luñ ñëw teg ranger ko ñu dajji ko bu yàggee duñ def maintien de l'ordre kon désordre la ñuy créer kon ci ordre la ñuy créer de l'ordre mooy yonent salaay salaam buñ daan jihaad da daa wax ni bu leen dagg garab bu leen rey mag bu leen rey ku ci bokkul kon kooku ci ordre ak jub la tàmbalee jihaadam muy lu am solo tijaan yi nga xam ne nag ñu mel ni maam Cheikhou Amadou ak Serigne Thiénaba Amary Ndaak ci ordre boobu lañ tàmbalee buñ daan dem xare wax nañ ni dañ daan taxaw ci buntu dëkk daan nañ fay def ñeenti fan wala ñetti fan lu ñuy def dañuy lal mbalaanu wasifa yi dañuy lal mbalaanu xadara yi dañuy taxaw di sikkar ba yëglu ni ñun ñoo ngi ñëw waaye li ñuy xeex bis boo leen ko bàyyee amatuñoo ngeen affaire mooy lislaam la ñu bëgg mu dox laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi moo tax Cheikhou Amadou bu ko neexoon suufu Sénégal yëpp moo koy moom waaye xeex ngir àdduna taxu koo jug xeex ngir bakkanam taxu koo jug waaye xeex ngir yàlla mooy li nga wax ni jihaad boo koy def fii sabilillahi da ngay xeex ngir yàlla moo tax maam Cheikhou Amadou xeexam yëpp bi mu demee ba Jolof bañ ne kii nag nguurug jàmbur la bëggoon jël daa jëri rakkam Bara teg ko fa daal di jàll fa sa des daan ne waa réew mi kat dañoo jàpp ni nguuram a tax a jóg waaye man suuf taxumaa jóg nguur taxumaa jóg kon jihaad fi sabilillahi la nga gis ni ñoom biñ demee ba Mbijam bu leen neexoon ni réew mi kat ñun am nañ fi poids ndax booba mbooloo bari na ñu naa ne diine dari ma la ñu bëggoon mat na ndax Cheikhou Amadou damay wax ni mission am ak mission Cheikhou Omarul Foutiyu radiyallahu taala anhu day benn mission waxtaan naa ci ak benn mag mu ne ma xanaa gisoo jàkk bi nga xam ni Cheikhou Omar da ko daan yor tubaab yi yor nañ benn photo boo xam ni Cheikhou Omarul Foutiyu moo ko moom jàkk boobu kan boobu bu ko daan yor ñaari bopp la yor ñaari bopp yooyu lan lay symboliser mooy mission Cheikhou Amadou ak mission ki nga xam ni mooy Cheikhou Omarul Foutiyu muy deux missions ba pare doon mission unique mooy yat bi benn yat la waaye dafa def ñaari pàcc li ko waral mooy wax nga léegi en 1920 Mouhamadou Amé mi nga xam ne mooy Seydina Limaamul Mahdiyu ak Cheikhou Omarul Foutiyu ñoo bokk fu ñu jëlee salaatul fatiha ci benn bis ci tàkkal dex gi ca Suyma ki leen ko jox mooy Abdoul Karim Diallo bi mu wàccee ci tàkkal dex gi wax nañ ni maam Abdoul Karim Diallo Cheikhou Omarul Foutiyu daa jël dàll yi téel ko maam Mouhamadou Amé Imaamul Mahdiyu jël bagage yi mu yoroon ak der ba téye ko loolu la leen listixaare dañu ko yow mi jël der bi ak waxande yi yow sa liggéey fii la yow mi jël dàll yi di nga dox lu sori door a gis sa sëriñ moo tax Cheikh Mouhamadou Ali ma nga dajeeg moom ca Hijaz ca Makkatal Mukarram moo tax Cheikh Omar sëriñam la doon wëri waaye diggante boobu muy wëri sëriñam bay dellu si ngir def jihaad Cheikh maam Mouhamadou Amé mi nga xam ni mooy Limaamul Mahdi moom tasaare na tarixa tijaan ci biir réew mi moo waral ñoom ñaar seen yat boobu li ko symboliser wax nañ ni ci tàkkal dex gi lañ toog kenn ku si ne wan sa gannaaw moroom ku ne jël yat bi samp bi nga dóoree kak-kak gi ñu koy dégg Cheikh Omar ni dégg ngeen kak-kak gi ñu ne waaw mu ne fii ba Hijaaz ba ca Màkk
tarixa tijaan dinaa ko tasaare baatu laa ilaha illallah dina jib ba mu joxee yet bi Mamadou Amé bi mu tàppee ñu dégg pacc xa ndox mu ne fii ba ca ndox ma ba ca doj ba ca ngor laa ilaha illallah ak salaatul fatiha dina fa dof kon ñaari mission yooyu mooy mission universelle de l'Afrique de l'Ouest te yonent bi waxoon na ne diine ji dina sow fa jant di fenke loolu moo waral mission jihad ñaar ñooñu ñoo ko yor xam xëy na di nga ni waaw Maba Jaxu Maba Jaxu tafsir Maba Jaxu def na jihad almaa bi Abdou Boukar def na jihad ñu mel ni ñooñu waaye ñooñu ñëpp seen mission boo xoolee dafa dugg ci mission Cheikh Omarul Foutiyu ku ne xam na ni Maba bi mu ne Cheikh Omar damaa bëgg a jihad Cheikh Omar dañu ko ndigal li ci Rasulullah lay jóge te joxu la ko daal ni ko ismu bii ma la jox nag boole ko ak xeer bi mënoo ko àttan mukk te ismu bi bëttul bu bëttee am nga ndigalu jihad waaye Maba moytul siin moytul Maba loolu la ko mujjee dénk moo tax mu daanu somm en 1868 waaye jihad ji dëgg-dëgg nag ka ko yeggale mooy wax ka wax ne diina darima walladina jahadu fiina la nahdiyana subulana wa inna allaha la maal muhsinin kon yàlla moo doon orienté gaayam yi ngir ñu tasaare baatu laa ilaha illallah waaye du seen coobaree bakkan lañ ko doon defee réew mi nag dañoo bëgg a suufeel ñi jihaad te teguñu ko ci lu dul bakkan damay wax ni Mame Mor Talla Seck góor gu mag ku ko ëpp cër ci réew mi amul ndax li matoon a defal yàlla yëpp defal na ko réew mii moo fi njëkk a tabax jumaa ngir yàlla réew mii moo fi njëkk a xettale aw xeet jëndal leen gaalub looco boo demee Wuura Maadiw dekkalaat ab dëkk loolu Mame Mor Talla moo ko fi njëkk a def moo njëkk a jënd oto diina ji loolu yëpp effort la bu mu def muy jihaad waaye moom la mu gënoon nawloo mooy li baayam def wax nañ ni nangoon naa ci mag moo xam ne nee na ma Mame Mor Talla Seck góor gu mag dafa daan wax ni tuutee ma jihaad waaye nawloo naa ñi jihaad bi fi baayam jógee ñi jihaad buñ daan ñëw di ko ziyaara da leen daan teg ci kaw daan fóon seen loxo daan ne am na bis de ceddo yi jàpp ma leen di laaj ni leen waaye yéen am na góor gu ñuy wax Amari Ndaak damaa dégg ni daa des ci jihaad ji ñu ne ko yow looy laajtee kooku mu ne kooku sama baay la ñu ne ko yow day tey ngay am ñàkk am jàmm daal di koy jàpp tënk ko maam Ndogoy Mbay Sekk moo ma ko nettali naa maam góor gu mag moo ko daan nettali nee na bi ñu ko tënkee daal ni nuy wut paaka rey ko nee na benn soxna su baax daal di romb daal ni kii ngeen di waaj a tënk di ko rey lu tax ngeen koy rey ñu ne kii de nee na baayam mooy Amari Ndaak mi nga xam ne moo sonal ceddo yeeg tubaab bi soxna si leen yéen a ñàkk jom kii seen baayam mi ngi rey seen baay ci tooli xare yi yéen ngeen jàpp xale bu ndaw bi di ko rey da ngeen a ñàkk jom waaye dem leen fekk baayam ci tooli xare yi ngeen rey ko nee na ñu daal di koy tënk nee na kenn si ñoom daan ni ko yow de ku la xool xam ni boo doonul ëllëg buur sëriñ ngay doon ndax sa noppi daa rëy ku la bàyyi sàmmaan noonu la ko tontu loolu maam Ndogoy Mbay Sekk ma ko doon nettali kon nawloo ñu jihaad ak li mu jëf lépp xam na ni jihaad fi sabilillahi muy li gën a kawe na azama darajatan indallah waaye ñi nga xam ne nag jihaad nañ ci seen bakkan wala ñu jihaad ci lu mel ni kalima di bind ci yàlla ak yonent bi ñu ngi jihaad ndax yooyu yëpp ay forme jihaad la waaye maam Amari Ndaak damay wax ni il est spécial ci jihaadam ndax lan damay wax ni bi muy dem di wuy ji seexu kenn forcé wu ko maam Amina Mbuub bi mu indee añ indil ko bataaxal bi mu jàngee bataaxal dañu ko soo ma waxoon ni bataaxal baa ngi fi bu ma ko jàngoon añ bii du ma ci dugal sama loxo kon premier sacrifice mooy jéggal naa la yow soxna Amina Mbuub waaye soxna Aram Congaan ma ca kër ga jéggal naa ko damay wuy ji yàlla kon moom déclaration am kenn forcé wu kenn defu ko mandat de dépôt kenn convoqué wu ko kenn wax ko tasal sa dëkk kenn wax ko bàyyi sa njaboot da ko def volontairement loolu nag sacrifice bi gën a rëy ci maam Amari Ndaak foofu la tàmbalee ginnaaw nag mu tas dëkk nga xam ni bi mu demee ànd ak seexu ci jihaad ji ba romb Canaba Kajoor waxu ko ni fii laa jóge woon dani ko ñaanal ñi dëkkoon fii ndax ñu bëggoon diine lañ maam maa jooju faali maam Daawur Biram Mbay Fay ñoo ne seexu xanaa xamoo ni Amari Ndaak mi fii la dëkkoon seexu woo ko ni ko Amari Ndaak lan moo tax waxoo ma ni foofu nga dëkkoon mu ne ko damay bañ nga gis fa lu yàq diine nga ruse ma ko dégg nga la mu tontu damay bañ nga gis fa lu yàqu diine nga rusee ma ko moo tax mag ñi ginnaaw maam Amari Ndaak bi mu sancee Canaba luñ la rus loo nar a def lu yàq diine duñ la ko rusee ci maam Amari Ndaak lañ ko doon ne maam Seexu ni ko yow de maam Amari yàlla dina la fay gu mat sëkk ndax da ngaa gore fas ba mu daan war mëfër la ko tudde mëfër mooy lan bañ ko waxee mëfër lu muy wund mu ne mëfër mooy rabu aay la woo xam ni day sàmm doomam te du bàyyi doom ji mukk di daw digganteem ak Cheikh Amadou loon junj mooy biñ ne diine darima
dafa ni diina dari ma waaye Cheikhu Amadou balaa ma koo bàyyi mu samp dëkk tudd yàlla jàngale alxuraan na ma ko doon jàngale ma door koo bàyyi. moo tax Samba Sadio ci biir jihaad ji du jihaad waaye embuscade la lu ñëpp war a xam waaye nag bi nga xamee ne Cheikhu jël na xilaafa gi jox ko maam Amary Ndack ci Samba Sadio lim doon firndeel mooy bu ko deful woon ñii wax naan Cheikhu dafa faatu dañoo juum faatu ci jihaad dama naa ne du gàcce Seydina Hamza dafa faatu ci jihaad te saxaaba yi nga xam ne dañ doon faatu ci jihaad damay wax ni da ngay gis koo xam ne day ñëw laal moromam taf ko ci jëwam ni ko yàlla boo ma raw Tijaan yi daan jihaad noonu lañ daan def kon Cheikhu Amadou bu faatu woon ci jihaad waa Thiénaba mën nañ koo ndama waaye ñi fekkee jihaad ja tubaab yi sax am nañ maanu teg ni ñun gisuñu Cheikhu Amadou ñoo ngi lancé appel nag di wax ñëpp koo xam ne gis na bàmmeelu Cheikhu Amadou na ñëw fii ci Thiénaba ñu defal la chèque ay millions nga dem defe naa ne bu ñu ko waxee balaa suba ku gis bàmmeelu Cheikhu Amadou du ñu ko indil waaye doo ko gis mukk waaye loolu li muy firndeel mooy Cheikhu Amadou faatuwul yàllaa ko yéege ci kaw asamaan ba muy yéeg la ni maam Cheikh Thiénaba Amary Ndack yaay sama xalifa toogal fii di wattu diine ji loolu moo waral kon maam Serigne Thiénaba Amary Ndack fukki at ak ñaar yi mu dund fii Thiénaba confirmation la ci ñuy wax ni ñi taal jihaad ñëpp dañoo échec guñu ndax maam Amary Ndack taal na jihaad xeex ak tubaab yi dem ba Samba Sadio ñëw samp dëkk dund fi 12 ans di wax kalimatu laa ilaha illallah laqatuwul woon nëbbatuwul woon ndax bi muy sanc fii dafa dem ci téye Yaasin di ab nijaayam fii ci Bawal. Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Thiénaba TV avec vous, avant, pendant et après.